toftal fanweeri simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak Télé Futurs Médias xibaaru ngoon gi li ci gën a fës Malick Gakou dina bokk ci jongante palub njiitu réew mi ci atum 2019 ay ndawi parti am ñoo ni waxee ci ab ndaje bu ñu doon amal tey jii ci suba wax itam ci li soxal procès bu Karim bu Khalifa Babacar Sall ñu jàpp ne wàllu politique moom moo ko lal waaye itam wax nañu itam ci séddaleem carte gi ca jamono jooju Idrissa Seck moom di wéyal tournéem ci biir réew mi ma nga woon ca Louga li mu xamle moo di ne moom xalaatul benn yoon bokk ci dialogue politique bi nga xamante ne njiitu réew mi ngi koy wootee ndax ñi ngànk tey nguur gi duñu sàmmonteeg seeni kàddu bokk jarul mu fay teew dawalkatu charrette ya nekk ca Wakaam ñoom mer ba futtu ndax gendarmerie moom moo teg loxo seeni charrette mbir mi nag ñu ne xamuñu lu muy nuru ndax ñoom defuñu dara li mooy daan seen doole naqarlu nañ ko ci ab reportage bu Habib Faye def Joal di fàttaliku kenn ci ay doomam Lamine Senghor génn àdduna am na tey juróom-ñeent fukki at kooke nag jàpp leen ni def na liggéey bu am solo bokk na ci ñi tax Sénégal jot ci indépendance seetlu gi nag moo di ne ndaw ñi daanaka xamuñu ko bu baax loole nag la ñu bëgg mu jeex ñu dellu si ci jaar-jaarum mu nekk jaar-jaar gu am solo foire internationale bu Dakar daal di ubbi ay buntam jamono ji nag ñu ngay samp stand yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu njënd ak njaay bàyyeekoo ci sous région bi ñëw rek ngir fekkee si xew-xew bi li ñu bëgg moo di fësal seen i produits waaye itam am dara laata ñuy ñibbi ci seen i dëkk dinañ ci ànd ak Aminata Mbaare Sow mbokk yi ponk yaa ngoog nes tuut ñu yaatal ko. jaajëfal leen ci ànd beek télévision Futurs Médias di leen dalal jàmm ci xibaaru ngoon gi doore kook lu soxal wàllu politique jongante palub njiitu réew mi ci atum 2019 Malick Gakou dina ci bokk ay ndawi grand parti ñoo ni waxee ci ab ndaje bu ñu doon amal tey ji ci suba leneen itam loo xamante ne waxtaanee nañ ko di séddaleem carte yi waaye lu soxal procès bu maire bu Dakar di Khalifa Babacar Sall ñu jàpp ne mbiru politique moom moo ko lal dañ ci ànd ak suñu correspondant ca banlieue bu Ndakaaru di Salif Sow. ndaw yi nekkee ci grand parti ci élection présidentielle bii di ñëw am nañ seenu candidat du keneen ñu ne ku dul ki nga xamante ni moom moo leen jiite di El Hadji Malick Gakou. rapport bi ñuy def yóbbu ko au niveau du bureau politique du parti mooy que le président Malick Gakou dañoo war a valider candidature am dans le cadre du parti pour l'élection présidentielle de 2019. ngir ñu won àdduna ne El Hadji Malick Gakou mun naa jiite réew mi ndaw GP yi la nee ñu dinañ wër Sénégal ba mu daj lañ koy jeexale mooy congrès mooy sax guléet ca ñoom weerub mars bay di ñëw lañ ko fas yéenee amal leneen loo xamante ni ndaw yi la amal nañ ko mooy dal ci kaw bu baax jëwriñ ji nga xamante ni moom lañ dénk kaaraange biir réew mi la nee ñu wàllum joxeb carte électeur yi dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey. bu ñu valider candidature bi d'ici le mois de mars parce que dañuy dem congrès au mois de mars que les 45 départements ñu mën a def tournée pour am ay préalables que ñu permettre au congrès de mars ñu mën a commencer la pré-campagne pour l'élection présidentielle. L'algorithme bi ñu utilisé sur les élections législatives pour bloquer certaines cartes électeurs mais loolu dañ ko régler au préalable te foofu lañ doon xaar le ministre de l'Intérieur avant ñuy woote le dialogue politique que cette question-là soit réglée c'est-à-dire que mu joxe carte yi déjà. nguur gi fi ne day nekk di dindi benn ñi nga xamante ni jàpp nañ ne mën nañ leen a remplacer ci boppu réew mi xale yi ñoom ñoo wax loolu ba léegi nee ñu loolu sax moo waral ñu tëj Khalifa. procès bu Khalifa Babacar Sall waxtaane nañ ko ci ab ndaje bu ñu doon amal ca Ziguinchor waa rassemblement pour la citoyenneté et le développement ñoom ñoo ko doon amal di RDC li ñu bëgg nag moo di ab procès bu jaar yoon dañuy teewlu seen secrétaire général ay kàddoom ki ko taataan di suñu correspondant ca Ziguinchor Boubacar Diassi. xam nañ ne am nañu Sénégal ay magistrats yu xarañ ñu mën seen liggéey ñu xam droit te xam nañ ne état de droit lañ nekk te dañ jàpp ne que Khalifa Sall dinañ ko atte ci yoon dinañ ko atte ci dëgg te en tout cas loolu la ñuy ñaan justice bi léegi nag en tant que socialiste léegi nañu bàyyi en tout cas en tant que citoyen lu may wax ñu bàyyi justice def liggéeyam mais en tant que socialiste man maa ngi koy
exprimer ma solidarité maa ngi en tout cas masawu en tout cas lu ko dal tey jii nii parce que nit warul ñaanal kenn mu nekk ci ay tolof donc en tant que citoyen en tant que sénégalais maa ngi koy en tout cas maa ngi masawu lu ko dal tey jii nii balaa ñuy dem di wax ak ñeneen ci biir Sénégal nañu wax ak suñu mbokk ba pare ñooñu bu ñu d'accordé bu ñu àndee ci parti bi ci la ñu mën a dem seeti yeneen sénégalais yi mais parti bi dañ ko créer pour sénégalais yu nekk ci biir Sénégal yëpp parce que ay doomu sénégalais du Sénégal lañu te bëgg nañ dem aussi bitim réew wax ak sénégalais yu fa nekk. nit ñi nga xamante ne lépp lu ñu diggee dañu koy daal di respecté ñooñu ay interlocuteurs yu Idrissa Seck moom président bu réew mi loolee la xamle ba tax na nee na fasta yéene bokk ci dialogue politique gi nga xamante ne njiitu réew mi woote na ci ndax seetlu gi moom dafa jàpp ne ñi ŋànk tey nguur gi amuñu dara loo xamante ne rek diggee nañu ko ñu daal di koy respecté nee na ñooñu nag moom du wax ak ñoom mu doon ay kàddu yoo xamante ne mi ngi ko yëkkati ci tournée bi nga xamante ne door na ko jamono ji ma nga ca Louga fa la yëkkatee yooyu le kaddu dañu koy teewlu ak Thierno Fall. koo xam ni sàmmonteewul ak kàddoom day wax muy deñ kàddoom di toxu mel ni lu ñu diw laaloo rek moom boo jàpp rek mu barastiku ku mel noonu jaru la jalogel ñaareel bi du affaire ambassadeur ak affaire Nourou Ba puisque mënuloo soppi loo xam ni da nga koo def ci tayeef muy ay jëf yu fi teew nga koy soppee ay wax da nga koy soppee jëf lan la war a jëf lan la ñuy xaar ci moom mooy justice bi yemale ñëpp bañ a nekk ngànnaay bu muy xeexe ak a fayante doole jiñ ko dénk dooley askan wi la waxuñu ko mu xeexe ko waxuñu ko mu toroxale ko nit ñi waxuñu ko mu koy fayantoo dañu ko wax mu jëfandikoo ko pour aar nit ñi ñu am seen aafiya ñu féex mu noonu loolu lañ ko sant ñaareel bi carte d'identité yi na ko joxe loolu lu ci jar dialogue ak daje di wax ak yéeg ak wàcc ak dem ak dikk jaru ko. liggéeykat yi bokk ci grand domaine yu Sénégal ñoom nag ñu ngi sàkku ñu jëmmal convention agricole bi yooyu le liggéeykat leneen li ñuy ñaawlu moo di ne tekk-tekkal yenn ci ay secrétaires généraux yu ay syndicats yu nekk fii ci Sénégal jàpp nañu ñooñee daanaka li leen yitteel rek moom la ñuy lijjanti waaye taxawuñu ci jafe-jafe ñi nga xamante ne ñoom ñoo di liggéeykat yi kenn ci ñoom di Djibril Ba yëkkati na ci ay kàddu dénk ko Ousseynou Diop. convention bi aussi ñoo ngi si doo ba léegi parce que xam nga loolu dafa mbir loo xam ne mbirum état la bu fekkoon mbir la boo xam ne si biir GTS lañ koy réglé mën naa ne réglé na bu yàgg ñun déjà toog nañu ak ministre du travail ba ñu jotoon ñu def ay dig waaye nag ci suñu élection yi passé ñun dañ fi gis ñoo xam ne dañuy jóge fële ñëw ñi ñoom seen responsable moom Macky Sall ñooy añandoo ñooy reerandoo buñ leen wotelee ñetti weer lañ si teg ñu tegal ñu convention bu bees waaye boobu ba léegi defe naa ne léegi mu mat at gisuñu yëngatuwuñu xamuñu sax fu ñu nekk donc loolu moo lay won ni fii def am ñoo xam ne dañ fi nekk di wax nit ñi di digge yoo xam ne teguñu ko fenn pour rek xëcc leen bu ñu amee li ñuy soxla si ñoom bu ñu paree sànnee leen fële voilà. convention ba léegi ñun ñoo ngi si moo te xam naa incha allah buñ koy réaliser si ñun mii lay jógee parce que déjà ñun fi ñuy jaar xam nañ ko te duñu nax nit ñi te duñ leen wax aussi loolu di leen dig wala di leen wax loo xam. ci wàllu njàng meek njàngale mi ak syndicat bi ëmb liggéeykat yi nekk ci l'école yi ak université yi ñoom nag amal nañu seen fukkeelu congrès ñoom nag ñu ne dañu wéel xeex gi nga xamante ne sumb nañ ko ndax li ñu bëgg moo di jafe-jafe yi nga xamante ne liggéeykat yi ñu ngi ci mu daal di jeex Ousseynou Diop ak Habib Seck lañ ci àndal. syndicat liggéeykat yi nekk ci établissement scolaire ak universitaire yi nekk ci Sénégal daal di amal seen fukkeelu congrès ci ndaje bi seeni membres yi nekk ci université yëpp yi nekk ci Sénégal bokk nañ ca Birima Ndiaye moom la ñu faraat mu nekk secrétaire général CESU CNTS moom mëbëtam mooy syndicaliste yi nekk benn bàyyi xiiroo ak ŋaayoo bi. ñun suñu biir mënuñoo nekk ay noon du ñuy adversaire suñu adversaire mooy doléance travailleurs yi képp koo xam ne liggéey université étudiant travailleur moo tax a jóg. syndicat war laa jar a xuloo ci juróomi at yi ñu ko fal ngir mu doonaat secrétaire général bile xamle na ni dina taxaw ngir défendre ñi di liggéeykat yi. la ñu santoon yëpp def nañ ko point yi amoon yëpp donc revendiqué yàlla dimbali nañu ba tànnaat yeneen point yi bees dañuy continuer xeex bi buñ fi toogaatee fii ñu gën a kontaan te am nañ ci yaakaar feeñ ñi ci ginnaaw moo di giro déjà université bees yi ñuy tax wax personnel bi ñu fa yóbbu seen mbiru cotisation IPRES wóoragul. bari na ay nit ñu ne ci université bi def ay journaliers plus 20 ans ñu war leen a régulariser bari na prime de motivation bi décret bi yoo xam ne depuis 2000 la woon lu bari xew na fi ñu war ko defaraat
loolu lépp xeex la boo xam ne moom lañ ma sas tey pour ma xeex ko fii ak juróomi at te yaakaar naa yàlla nañ ci yàlla may ndam. Modou Guiro di secrétaire général bu CNTS moo jiite woon ndaje bi ñaan nag liggéeykat yi nekk ci université yi ñu booloo nekk benn ci seeni mëbët sax mooy fexe formation ñu amal ko ngir gën leen dooleel. li ñu ko xewoon ci boppu xibaar yi dawalkatu charrette ya nekk ca Wakaam ñoom dañoo mer ba futtu jaaxle teg ci ndax gendarmerie moo teg loxo seeni charrette ñu ne mbir mi nag ñoom xamuñu daal lan la ndax ñoom defuñu dara lu muy daan seen doole li ñu bëgg nag moo di ñu delloo leen seeni charrette ci ni mu gën a gaawee dañ ci ànd ak Habib Faye Thierno Laurent Mendy. dawalkatu charrette ya nekk ca Wakaam jamono ji seeni charrette la gendarmerie bi nangu téye ko ñoom xamuñu ana lu ko waral. waa Ngor yi dañuy ñëw dugg ci biir cité bi di ramasser sareet yi di leen yóbbu bu ñu ñëwee dañ lay jàpp yóbbu sa sareet ba ci gendarme bi ñu tikki fa sareet bi jox la fos bi nga dem gis nga fos yi ngay gis yëpp dañu jël seen sareet yóbbu leen foofu te lii ñu bari lay dundal yow mi dawal sareet bi ci ngay dund fos bi ci lay dund ak njaboot ba nga bay deg ba nga xam ne saaku ceeb bu jeex nga jën beneen bidon diwlin bu jeex nga jën beneen. non liñ jàpp ci sareet moom liñ jot a compter fale Ngor mat na 40 sareet te demuñu fale ci foire gi. waaw te sareet mu ngi jar 100 000 francs fos mu ngi jar ay 400 000 ay 350 000 te loolu ba nga koo am il faut nga dajale ba bëgg a dee door ko am. tax na itam mer ba futtu la ñu def. wut sareet bu lay kiyal ñu jël ko yóbbu yow sa boo jaayee nit ciment wala nga jaay ko fer kan moo lay yóbbul ñun bu fekkee sareet yi yóbbu ciment beeg fer bi dañ leen jàpp yóbbu bu ñu jaayee nit mënuñu yeenu ciment bi dèjà fii fos bi nga indi fii ci ngay dund moom ci lay dund ñoom bu fekkoon dañuy jël fos bi sax nga wax mais dañ sareet bi la ñuy jël bàyyi la ak fos bi léegi ne la yow ak sa fos xool leen nu ngeen di dunde parce que ñu ngi jël sa sareet yow sa sareet boo ko takkul sa fos nga yeewu ko fële te ci sareet bi ngay liggéey commencé nañ xiifal parce que. dawalkatu fas yooyu nee nañ jamono ji ñoom lépp lu leen mairie bi laaj rek joxe nañu ko. mairie bi moom faale wuñu sax te mairie bi defaloon nañu ay palaat ñuy fay chaque weer 5000 mairie Wakaam bii ñu ngi ne affaire bi waxuñu ci sax te fii lañ doon xëy dugg ci cité bi même bu weer bi dee boo fayul 5000 dañuy ñëw jàpp sa sareet li ñu bëgg mooy ñu bàyyi ñu liggéey ñun ay zone lañ yoo xamante ne yàqaluñu kenn dañuy liggéey nangu nañ nag ñu wax ñu ne fii ngeen war a yem bu fekkee dafa laaj ñu am ay kayit ñu wax ñu ne da ngeen di am kayit. sareet ya mu ngi ci gendarmerie bu Foire ñoo téye fas yi dong moo des ak ñoom te la ñu bëgg moo di waxtaan ak autorité yi. Habib Faye dañuy dem ca Kolda foofee nag li fa xew doy waar di xale yu jigéen yi nga xamante ne dañuy faral di leen sàkku loolee dem nag ba jaaxal ñi fa dëkkee ONG RADI moom taxaw tem ngir rek fexe ba xeex mbir mi mu jeex ca gox ba tax na ñu ngi cay liggéey ak seen i partenaires waaye itam ak ñi fa dëkkee fexe ba sensibiliser askan wi ñu xam ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom moo mën a tukkee ci mbir moomulee dañ ci ànd ak suñu correspondant Abdoulaye Diallo. sàkku gi ñuy sàkku jigéen ak i xale yu jigéen yi dafay gën di bare te lu gën ko bare ci victime yi day fekk jànguñu l'école wala ci goxu kaw gi la ñu dëkk moo leen di tax a nekk fu sori police gendarmerie wala këru attekaay yi ngir fësal seeni naqar ngir askan bi ni mel mën a jot police gendarmerie wala këru attekaay saa yu ñu leen soxla wara di ñoo fi tàggat seeni relais yu jóge fu ne ci commune yu diwaanu Kolda. ak metti di ñuy def si jigéen ñi liñ ciy wax du loo xam ne rek dañ koy xëy di ko inventé mais existé na ñun dañu ñëwoon pour vérifier ko et que région de Kolda c'est-à-dire commune yooyu won nañ ñu ko ne taux bi ñuy wax de 11% de violence sexuelle Afrique de l'Ouest yëpp fii à Kolda 10% lañ trouvé si enquête yi nga xamante ne def nañ ko ci population bi mais bu ñu jëlee cas yi nga xam ne egsi na ci yoon yi ñu dem tribunal yooyu ñu ngi ci entre 50 ak 60% ces 5 dernières années c'est-à-dire depuis 2012. taxawal nañu it ay kuréel ngir gën a dëgëral xeex bi ñu sumb jëmale ko wàllu méttital yu ñu faral di teg ci kaw jigéen ñi. suñu objectif mooy nu ñuy def ba participer ci xeex bi contre métti yi ñuy def jigéen ñi mais surtout li ñuy wax violence sexuelle et que projet bii nii dafa am ñaari phase mooy phase de recherche bi ak phase intervention bi et que phase de recherche bi tey jii moom lañ fi ñëw pour delloo si leen liñ jëlee ci yéen parce que liñ jëlee su ma ne ci yéen mooy liñ jëlee ci région de Kolda. mais ñun ñu gis ne pour ñu mën a am solution yooyu faw ñu xaw a soppi tuuti doxalin maanaam boole chercheurs yi recherche yi ci suñu liggéey moo tax ñu ànd ak ñoom bii pa ci liggéey bi di ko gëstu ak ñoom di xool lu waral mënuñu woon am ay solution te liñ ci jublu mooy bii pa ñu fexe ba am ay solution yu baax yoo xam ni
dina mën a tax violence sexuelle ak violence basée sur le genre jóge fii. bare waaye façon métital yi ñuy teg ci kaw jigéen ñi daa laaj ku ne indi wàllam ci xeex ñaawte fii ni mel. Abdoulaye Diallo dañuy dem ca Linguère foofe nag ñi bokk ci association Jàmmi Mbëlëxe mooy suñu yitte ñoom nag ñu ngi ñaawlu ñaari gàmmu yi nga xamante ne njabootu El Hadj Daouda Dia dañu ko fay amal li ñuy bëgg moo di kilifa diine yi bokk ci boobule kër ñu toog waxtaan fexe ba li ni mel daal di dakk ca gox ba ndax bokkul ci li indi bennoo ci biir këru diine googule dañ ci ànd ak suñu natango Modou Mbaye. organisation benn gàmmu ngir juboo mën a am ci dëkk bu sell bi di Mbëlëxe mooy bëgg-bëgg association bii di wuyoo ci turu jàmmu Mbëlëxe mooy suñu yitte. képp koo xam ne nii ngay ay jolof-jolof lii ci Mbëlëxe nga koy dégg di ko naqarlu muy loo xam ne nii tas na sunu kër yi tas na mbokk gi yàq na fi loo xam ne nii mënee su koo defar sax moo tax nag ñun ñu jóg tey. ñoom ñi sabab ndaje mi nag ñooy sàkku ci ñaari camp yi ñu juboo lu ko mooy nag fas yéene nañoo du mooy ñaari gàmmu yi ñu fas yéene amal ci le 30 décembre ak le 6 janvier 2018. ñuy yëkkati suñ kàddu ne billaahi wallaahi wa taalaahi amul benn camp boo xam ne ñii ñun Jàmmi Mbëlëxe ànd nañoo ak yow ñun Jàmmi Mbëlëxe ji dañoo jóg uniquement jaar ci digg bi jàmm ji nag li ñu ko xañ mooy ñaari gàmm yi nga xam ne ñu ngi déroulé ci biir Mbëlëxe. ci fàttali ay at a ngi nii surtout maam El Hadj Daouda Dia yi ñu ngi màggal guddig yonent bi ci biir Mbëlëxe ak feewaloo. kenn ku nekk am nga ko sa ëttu kër bay ba ñëwee ba ci suñu ëttu kër bay fa la ñu gendarmerie nag fekk si foqar ñu réunion bi ci suñuy loxo ba man mii di wax ak yéen convoqué nañ ma suba yan Joal daal dina fàttaliku ak màggal juróom-ñeent fukkeelu anniversaire u génn àdduna ki nga xamante ne moom moo di Lamine Senghor nag di doomi Sénégal xeexaloon réewam ba mu jot ci indépendance li ñu seetlu nag moo di ne ndaw ñi daanaka ñu bëri xamuñu ko ba tax na jàpp ne ñi dañoo war a dellu si ci jaar-jaaram ndax jaar-jaar la gu am solo njabootam itam bëgg nañu kilifa yu ŋànk réew mi bàyyi xel bu baax a baax ci li mu fi def bàyyi xel ci njabootam dañ ci ànd ak Habib Faye. ngandum fierté ci la nekk ci ñun ñi buñ demee ba nga xam ne lam doon wax démb ak di ko bañ démb ak tey la gën a nekk. juróom-ñeent fukki at gannaaw ba Lamine Senghor làkkoo njabootam di ko fàttaliku. fexe ba ñëpp ñu nga xam ni doomu Afrique lañu ak nit ku ñuul te ñu leen di bund xatal di leen sonal mu dajale leen ba ñu am benn mbootaay bu mag a mag. bu ñu taxawal bu nga xam ni dana xeex ngir ñu yemale doomu adama yëpp képp li nga xam ni moom nga sonn ñu fay la ko. C'est l'occasion de demander officielle. tey jii nag jot na ngir rek ci kanamu maire bu Joal ñu ñaan leen ñu jox benn koñ wala sax quartier turu kii di Lamine Senghor ndax lu war la. Non à une artère quelle qu'elle soit de la ville de la commune. daan ko woowee gaynde siin tey di royuwaay ci ndaw ñi. Et le pays qui a beaucoup mis des fonds. boo seetee dëkk bi nga xamante ne jël na koppar gu bëri jagleel ko wàllum njàngum ndaw ñi dëkk boobu am nañ yaakaar ne dëkk buy émergent lay doon. bëri na ay effort yoo xamante nit ñi ngi koy def ci wàllum njàng mi et ma yaakaar ne tamit Sénégal mi ngi ci yoonu émergence. va bientôt être émergent. ci jamono yooyu ñu ko doon woowee gaynde siin mu nekkoon royuwaay bu ndaw ñi ndax tamit ndaw ñi ci seen bopp jamono yooyu amoon na benn penc boo xam ne daan ñu fa daje. dans un credo. nekkoon tirailleur bu ñu bari xamul woon fii ci mim réew waaye itam bokk na ci ñi tax Sénégal am indépendance am léeg-léeg sax digganteem ak Blaise Diagne daan na ñagas lool. Lamine Senghor ñu bari xamuñu ko fi même fii ci Joal Fadiouth ñu bari xamuñu ko yi parce que d'abord dafa teel a jógee Sénégal bi mu amee ñaar fukki at ak juróom-benn te it dafa teel a génn àddina parce que bi mu amee fanweeri at ak juróom-ñett ci la ko yàlla moom tax na ba xëy na ñu bari xamuñu ko waaye nag ay gëstukat yu mag ay universitaires yu mag def nañu gëstu ba xam li nga xam ne def na ko ci diir bu gàtt. Blaise itam. lu ñu war a wax te Lamine Senghor itam wax na ni Blaise
ci loolu mu doon sawar dafa am luñ ko ci doon daal jox ci xaalis loolu waaw espèce su guerre ba coow li amam ba ñu daal di ko woo ci layoo loolu am na seen diggante. ñu bëri riir wutali Joal ngir rek delloo njukkal Lamine Senghor ci colloque international giñ doon àddu jëmale ci li ñeel dundam ak téere yi mu bind. ay personnalité yu bëri teewee juróom-ñeent fukkeeli anniversaire génnu àdduna bu Lamine Senghor mi nekkoon jàmbaar ba làkku ci atum 1927 niki mel ni Mamadou Ibra Kane muy directeur général groupe Futurs Médias ba sax njaboot gi teral nañ ko fa. Habib Faye bokk na ci kilifa yi fa teew jëwriñ bi ñu dénk wàllu mine ak géologie di Aïssatou Sophie Gladina moom nag daal dina xamle ne dinañu fi jëmmal ay parc ay géoparc fépp ci réew mi ngi sàkku nag ci soxna yi ak ndaw ñi ñu dugal ci seen loxo ndax mbir mi bu sottee dina mën a saafara ay jafe-jafe ci wàllu xëy ndax ndaw ñi dañu koy faral ci jànkonteel dañ koy teewlu moom Aïssatou Sophie Gladina. bi ñu bëgg njëkk a teg mooy géoparc bi ñu naan Petite Côte ñu tàmmalee ko Ndiass ba dem ba Djifir jógee Djifir dem ba ay Djilor ak yooyu donc dina jël département de Mbour mais dina jël également département de Fatick suñ jógee foofu bu Ndakaaru day jógee presque du Cap-Vert yegg si ba Bargny jàkki tamit ba ñu demee ba gis ne nañ foofu mën nañ fa def benn géoparc ak Sénégal oriental ba nga xam ne tam yàlla baaxee nañu foofu suñuy xool ñun du point de vue géologique foofu am na ay loo xam ne rafet na loo mën nañ ko jëriñoo dund si ba pare te du tax ñu dem feneen donc Sénégal oriental jóge fa tamit côté Matam yaakaar na nañ fa am ndaxte suuf si suñ ko xoolee dañ siy boole la nga xam ne moo fa amoon tey Lamine Senghor bi ñuy wax nii ñun dinañ fi dellu si waxtaan ak ñoom donc dañ leen di woo di leen ñaan ñu ñëw ñu xool naka la ñu mën a liggéeyee en dehors même des géoparcs ndaxte am na leneen mooy création emploi yi nekk si biir ndaxte cosaan du tëgg a fecc rek. foire bu Ndakaaru bi ay buntam niki démb fukki fan ak juróom-benn ci weeru décembre jamono ji nag ñu ngi samp stand yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu jënd ak njaay bàyyeekoo fépp ci Afrique ñëw rek ngir fekkee si boobule xew-xew fësal seeni produit waaye itam bëgg am dara ngir yóbbu ko ca seeni dëkk dañ ci ànd ak Aminata Mbaye Sow Jafara Ba. ñeenti fan ngi ni ñu nekk ci yoon bi ngir ñëw fii ci Ndakaaru ñaari commerçant yi nag dañoo ñëw ngir exposer ci foire internationale bu Ndakaaru. Les trajets c'est un peu difficile pour nous les vieux. ñun nag ñoo ngi jógee bëriwul Niger waaye nag yoon bi dafa metti pour ñun ndax dafa bëri ay jafe-jafe waaye nag amul benn problème ak douanier yi. Les douaniers les quelque chose nous ont pas waaye non ça n'a pas été facile. yoon wi dafa sore te dafa metti ndax tali bi baaxul def nañu 4 jours ci voyage bi ren moom sonn nañu lool. Le 5e jour on est arrivé. ci seeni bagage xeetu cuuraay bu ne ñu defaree ko ca Niger waaye tamit karité boo xam ni ca Burkina Faso la jóge. Beurre de karité naturel, pommade, pain tissé. Voilà. On a amené le cuuraay, on a amené les secrets des femmes, etc. Il y a beaucoup de choses. ñoom ñaar duñu ay gan ci foire bu Ndakaaru at mu ne daañu def déplacement bi ngir ñëw jaay seen marchandise bi le. C'est ma 3e fois. bii mooy sama ñetteelu yoon mais ñëw ci foire internationale bu Dakar ñëw naa ci ay fiara ay yoon tamit ren tamit ma fas yéene ñëwaat rek. C'est la 2e fois pour moi. man nag bi mooy sama ñaareelu yoon mais ñëw ci FIDAK bu Dakar gis naa ne lu baax la waaye nag ba léegi amaguma stand ndax nee nañu stand amul. J'ai mon argent dans ma main, j'ai pas eu. Parce qu'on dit il y a pas. foire internationale bu Ndakaaru daal di ubbi ay buntoom samedi gi ñu weesu lii nag doon ab occasion ngir jaaykat yi nekk fii ci Sénégal waaye tamit ñi nekk ci sous-région bi lee ñëw andi seen jaay client yi tamit mën cee am li ñu soxla. mu ngoog Aminata Mbaye Sow jaajëfal ko bu baax a baax yéen it naka noonu ci teewlu bi fii la ñu yem ak yéen ci xibaar yi fii leeg simili yu néew Cheikh Tidiane Diawo dina fi teew faram fàcceel leen xibaar yi ci français ñu leen di ñaanal guddi jàmm.